leeru jamono Walfadjri TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri ñu fas yéene ko door rek fukki bakkan ak ñett ya ñu faat démb ci anam yu doy waar foofee ca Casamance bokk na ci na yëf ya bindook na mu tëddee doon tiis lool ci askanu Casamance rongoñ ya feraguñu ne fukk ak ñett lañu anam yan leen faate doon lu metti lool dañ ci fegoog suñu natango foofee ca Casamance mbir gi ni mel jawriñ gi ñu dénk wàllu communication di Abdoulaye Bibi Baldé jot na ci àddu mettitlu na ko bu baax gis na daal ci waxtu wi du waxtu fitna waxtu jàmmoo la ngir jàmm mun a dikkat foofe ca Casamance dañ ci teewlu Abdoulaye Bibi Baldé ci wàllu njàng meek njàngale mi ñii di ay bachelier ci wàllu arabe am seen lijaasa ba noppi bëgg a dem ca université Cheikh Anta Diop waaye nag ba tey munagul sotti ndax gisuñu seen tur ca université googule ne ngab nañu seen 25000 ba noppi waaye nag bindu doon lu leen jafe lool daa ngeen ci dégg kenn ci ñoom ci biir xibaar yi daan ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew ak Mamou Diaby Gassama bokk na ci jeexale kook tàggat yaram ci Walf TV mbokk yi bu nees ki seema dikk ak yéen ci atalum xibaar yi. Walfadjri TV leeru jamono mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi fukki doomi aadama ak ñett ñoo faatu démb ci ab cong goo xamante ne am na ca commune bu Niassia foofee ca Casamance ñoo ne nag ña nga woon ca àll ba doon gor ay garab ay samba boy ñoo leen gàttandu faat leen ci anam yu métti am na ci juróom-ñaar yoo xamante ne ñu ngi ci jafe-jafe wu tar ca lalu hôpital bu Ziguinchor dañ ci teewlu suñu naataango Amady Khalil Diémé ay kàddoom yam ca jota taataan métti na daal si li nga xam ne loolu mooy processus de paix en cours fii si Casamance yëngal na li nga xam ne loolu mooy quiétude bi nga xam ne moom la population yi amee fii si diwaanu Casamance. attaque bi am na si samedi bi si bëccëg lu toll si ñeenti fukk xale yu góor ñi nga xam ne dañuy yëngu si li nga xam ne loolu mooy dagg garab yi àll bi ñoom ñoo dem si àll bu ñu duppee Bayot Est localité la bi nekk si commune bu Niassia jege lool frontière bu Guinée-Bissau ñooñu xale yu góor bu ñu fa demee ay nit yu yor ay gànnaay ñoo leen feeñu téye leen jàpp leen daal leen di toroxal rey si lu toll si fukk ak ñett nit. li ma gis tey ëpp na sama bopp parce que man dama dem bi ma janoo koor yi tëdd nii dama jooy tuuti ma daanu mais ay nit ñoo ma jàpp ma taxaw. ñooñu indi nañu seen koor yi daal leen denc si morgue bu hôpital régional bu Ziguinchor. juróom benn cas yoo xam ne ñu ngi leen di jël en charge ci biir urgence médecins yi ñu ngi leen di jël en charge et prise en charge bi lu war yëpp ñu ngi koy def. ci juróom benn nit yi ñaar yi dinañ leen yóbbu bloc léegi pour mën leen opérer. ñu bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy parents ñi nga xam ne ñoom ñoo fa des ñëw nañu si hôpital bi bokk na tamit si ñëw si hôpital bi ay autorités locales ay autorités administratives ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllum société civile ñi uti rek jàmm bu dëgër mën a am fii si Casamance ñëw nañu tamit ak ay nit yu bëree bëri. et que processus de paix baa ngi avancé donc lii su amee plateforme des femmes mu koy naxarlu profondément di massawu ñi ci gaañu di jaale aussi ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci donc ñuy yaakaar ne li am tey du yàq dara ci processus de paix bi. attaque bi am na gannaaw bu ñu libéré ñaar combattants yi nga xam ne jàppoon nañ leen si benn cantonnement militaire si département bu Bignona armée moo leen libéré gannaaw bu waa communauté Saint-Egidio bu Rome dugalee seen loxo si yëf yi si ay négociations entre gouvernement bu Sénégal ak combattant yu bokk si kuréel bu ñu duppee MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance. congu goge ca Casamance ba lu toll ci fukki doomi aadama ak ñett seen bakkan rot ca àllub Casamance jawriñ gi ñu dénk wàllu communication Abdoulaye Bibi Baldé àdduna ci jot naa ñaawlu mettit lu la fa xew ne nguur gaa ngi amal jéego ngir jàmm mun a dikkaat ca Casamance jéego goge duñ ci tàyyi benn yoon dañ ko matal Abdoulaye Bibi Baldé ay kàddoom ci micro Théodore Semedo.
vraiment loolu ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy mettitlu li fi am Casamance loolu lu garaaw la xam du attaque bi rek garaaw na sax parce que ay nit faatu nañ ci loolu lu garaaw la mais surtout effort yu gouvernement def yëpp effort yooyu attaque bi mun na ko saboter loolu aussi gouvernement bi pare wuñu pour accepter loolu parce que xam ngeen ni Casamance président de la République Macky Sall jël na ay mesures pour rendre destination Casamance destination bu attractive accalmie am na Casamance tey ñu perturber dina perturber tourisme bi dina perturber lu bëri loolu baaxul ci réew ñu ngi koy ñaawlu mais gëm naa ni que gouvernement bi dina gën a jël matuwaay pour vraiment que lii mu bañ fa amaat ñu ngi koy ñaawlu ñu ngi koy métti ñu ngi koy condamné aussi. ñu ngi gërëm sëriñ bi ci message am. dafa am diine bu ñu xam diine bi suñu maam yi bi ñu fi bàyyi bi ñu fi jàngal. moo xam tarixa tijaan la moo xam tarixa murit la moo xam waa Ndiassane la wala waa Kaolack. ay gis-gis yu bees ay innovation ci wàllu religion loolu il faut ñu moytu ko parce que mun na jur leneen ku nekk na gëm li mu gëm bàyyi moromam mu gëm li mu gëm aussi loolu parce que suñu réew xam ngeen ne pays laïque. mu doonoon kaddu yu mu jibal démb ca banlieue bu Ndakaaru ci ndajeb diine gam fa doon amal moom Abdoulaye Bibi Baldé jawru gi ñu dénk wàllu communication lu aju ci njàng meek njàngale mi ñi ay étudiant lañu am nañu seen lijaasa baccalauréat ba noppi waaye nag mën a guñoo dugg ca université Cheikh Anta Diop ñoom lijaasa arabe bi la ñu am la leen xañ dugg fa ne gisuñu seen tur ca liste ya te moo ne de ngàbb nañu seen xaalis ngir bëgg a bindu dañ ci teewlu Serigne Saliou Ka ma yor seen kaddu ci micro Mamadou Matar Sarr. dañoo jàngandaam ba pare am suñu bac ñu orienté ñu Cheikh Anta Diop léegi ci noonu ñu joxoon ñu délai le 17 te délai bi ñu orienté woon ci deuxième liste bi kenn ko ne xam ne message bi dafa tardé ñu war a dem fay suñu 25000 diggante bi ñu fay suñu 25000 message bi ci guddi le 17 ci guddi lañ ko gis te le 17 ci la yem ñu war a fay fu ñu demee suñu tur di génn muy bind étudiant introuvable loolu lay bind léegi nag ñaxe nañ ba am suñu bac ñaxtu nañ ba am suñu bac te liñ ko nar a yàqal mooy 25000 francs loolu moom moo ñu métti loolu daal moo ñu métti ñun suñu tur mi ngi ci liste yi mais buñ demee fay suñu tur du génn parce que délai bi ñu joxoon moo jàll su lii jàllul moom duñ jàng ren parce que kon dañuy année balance te amuñu luñ def autorité ñu laaj appelé ci mel ne xalifa général ñu ngi ko ci ñaan bu baax mu mën ñu ciy dimbali buñ ci mën a dimbali ak maire Touba ñëpp képp koo xam ne daal am na ci daal loo xam ne pouvoir mu dimbali ñu ci parce que bu ko mën ñun duñ jàng te ñun dañoo war a jàng bokk ci dëkk bi université Cheikh Anta Diop bee dañ faa am place kon nag loolu dañ faa war a dem jàngi loolu lañuy ñaan benn fan mu nga cee fay 25000 francs te première liste ba dañ koy yokkoon moom délai bi maanaam lu ñu tey ñu yokk ko ñun loolu moo ñu naqari buñ ci autorité jàppale dimbali ñu ci dinañ wàcc ci mbedd mi marche bu baax a baax bañ gis ñu ndax ñun dañoo am àq ci dëkk bi dañ ko war a def bu ñu ci dimbali dinañ wàcc ci dëkk bi mu gën a métti lool lii nag dañuy tàmbale nii rek di leen ñaan mais bu ñu may dinañ génn ba ñëpp gis ñu parce que mënuñoo nekk fii it ñàkk bañ a jàpp leeral yi tukkee ci Serigne Fallou Ka doon àddoo foofee ca Touba dañu àddu ci wàllu mbéy mi fale ca Rosso Sénégal yëfe nag xaw naa tàggatémbe lool ndax béykat yi yaakaar bu tas la ñu am ci nawetu ren ji ne nawet gi demeewu ni bokk na ci ñàkkum jumtukaay doon na lu ko sookeek yéex a jot jiw yi dañ ci teewlu Cheikh Tidiane Diop mayor seen kaddu ca Rosso Sénégal ci micro Aboukan. ñu jàppale ñu ci surtout ci affaire tool yi am nañ ci ay jafe-jafe am na retard balaa ñuy jot subvention yi day tardé loolu suñu problème machines yi fii bay yi aussi machines yi mbay mi baaxul mbay mi moo ñu gën a fatigué dafa bari ñax loolu su sago daal ñu dimbali ñu ci engins lourds yi ensuite ñu ni teel jox financement yi surtout la banque la bu ñu ko doon teel jox vraiment dañu arrangé baykat yëpp daañu réussir loolu mooy suñu jafe-jafe bu gën a garaaw loolu bu ñu jàppale woon ci loolu dana baax trop canal yi aussi aménagement daal mooy suñu problème aussi bu gën a rëy suuf si amul aménagement vraiment ñun duñuy démerder rek suñu canal kii bopp ñoo koy defal suñu bopp ñooy wutal gradeur ñooy grader suñu bopp ñu may ndox pompe yu baax tracé ñu defal ñu aménagement wutal ñu canal bu baax surtout Rosso problème canal la am dafa canal principal bi moo baaxul chaque année day toj di toj tool yi échec tool yi réussir yii duñu réussir on a 200 et quelques hectares mun ñu ko irriguer chaque année dañu am problème pompage on a un problème de pompage on a un problème de canal canal yi aussi kii wuñu bu ñu amoon bu ñu nguur gi mënoon dimbali ba ñu am pompage bu baax Rosso Sénégal mu am pompage bu baax aménagement ñu aménagé canal bi ba nga xam ni ku bëgg a irriguer daa irriguer ku bëgg a drainer daa drainer amuñu drainage aussi manque de drainage yooyu yëpp amuñu ko vraiment loolu mooy suñu problème. waaw loolu mooy gàllankoor moo tax kii du am moo tax résultat mënu am.
mënuñu am résultat bu baax loolu daal mooy suñu problème majeur. coowal suuf jib ca diwaanu Thiès foofee ca quartier Mbour 4 askan na fa yeewoo ajjuma ji ñu weesu jaaxlek tiitange la ñu yeewoo gannaaw bu ñu gisee ay ndaraan wut si seen dëkkuwaay bëgg ko daaneel askan ne déet xel xalaatu ko sàkku nañ ci nguur gi mu am ci taxaw seetlu gu gaaw dañ ci teewlu Alioune Sow mayor seen kaddu foofee ca Mbour 4 ca Thiès ci micro Mourad Sarr. président de la République ñëw ba fii joxe kàddoom kàddu ko dañ ko war a sàmmale muy man maire muy directeur des impôts muy ku fi mën a nekk loolu moo ñu fi indi te préfet ñëw na ñëpp ñëw te bi may taxaw fii di wax ak yéen yum laa doon woo pour yum jotale ma président de la République ma wax ko li ñu naroon def fii maintenant nag dañuy dem waxtaani ak gouverneur préfet Pascal woo na gouverneur préfet ñëw na fi donc autorité yëpp sensible nañ ci li fi xew mais nag suñu sañoon yéen nit ñaan leen tabax yi ngeen arrêté ko kuy régulariser di nga fekk fu nit dëkkoon moomu ko nga kemee ka ko moomoon nga mën koo yóbbu feneen mais fa nga ko yóbbu day fekk dara des fa école yi ñu sauvegarder ko poste santé ñu sauvegarder ko maintenant fi ngeen dëkk jullit du ñëw fekk leen fii di ko toj nañ waxante lii dëkk. ñi wax ne Mbour 4 c'est pas un lotissement régulier dañoo juum Mbour 4 c'est un lotissement régulier parce que am na procès verbal am na autorisation lii différence bi mooy dafa am empiètement ci forêt classée en plus de l'empiètement sur la forêt classée. mu am ay occupation irrégulière aussi loolu mooy réalité Mbour 4 ñëpp yàgg di porter projet bi ba président de la République wax fi li muy wax ñëpp dégg ko man nag dama fi teew en tant que receveur des domaines lii sama liggéey mooy ñu fexe ba lépp aw ci yoon ci jàmm loolu mooy sama liggéey te loolu daa ci xar sama tànk tubéy bi. taxawu Ngayeen foofee ca diwaanu Saloum ca département bu Nioro wàccoon ca mbedd ma gàllu ay morceau xonk cuur la leen metti mooy melokaanu gox ba léegi amuñu courant l'école ba sooxe lool ñàkkum jumtukaay doon lu gane si dëkk ba Alassane Ba la ñu fekk ca Ngayeen. askan yu dëkkee ca Ngayeen Sabax génn ci mbedd bi ngir wane seen mer ca ñàkk courant gi ñuy dund ci seen commune boobu li ëpp ay ati at. Ngayeen bi mu ne Ngayeen ba léegi depuis acte 1 ba léegi Ngayeen la nekk communauté rurale ba acte 3 bii nii mu nekk commune Ngayeen moo toog nekk commune boo xam ne ni tey ci Sénégal mun naa wax ne tey amul courant loolu nag tey suñ koy jox ñun doom Ngayeen yooyu jóguñ pour politique jóguñ pour ŋàññi kenn booguñ pour xeex kenn jóguñ pour jàppal kenn tànk dañ jóg pour taxawu Ngayeen en tant que doomu Ngayeen di wax président Macky Sall mi nga xam ne nii moom la fi yàlla teg na jéem a taxawu Ngayeen bàyyi xel Ngayeen sonn nañ courant wu Ngayeen yaakaar naa ne tey war na nekk nécessité si table président de la République mi nga xam ne nii tey mooy kilifa doomu aadama yëpp tey yeewoo Sénégal fii moom lañ koy jooy. ñoom ñu dëkkee ci diwaanu Ngoyaan boobu nga xam ne la ñuy dund métti na leen loolu dem nañ sax bay samp ab laaj jagleel ko ñu yor réew mi. cette question je l'adresse aux autorités locales. laaj bi mooy dañu bëgg a xam ndax ci Gambie la ñu bokk bu fekkee looloo am ñu laaj Adama Barrow mu indi ñu courant ci suñu dëkk bi su fekkente ni nag Sénégal la ñu bokk Macky Sall na gaaw ci daar indil ñu courant bi. nous demandons au président Macky Sall de réagir. ñi le bokk ci mouvement politique bii di taxawu Ngayeen nga xamante ni ñoo amal doxub ñaxtu boobu di may àpp ñi jiite waaye itamit di dànqaafu woy politique yi. nous voulons que dans les plus brefs. ñu ngi leen di jox àpp ci nu mu gën a gaawee ñu régleel ñu sunu problème bii kenn war a tudd politique dossier Ngayeen bii xaar ba ay élection jot ñuy ñëw di ñu dig ay courant di ñu indil ay pile yu dul jëriñ dara loolu soxlaatuñu ko te sax dootuñu nangu kenn di ñu jàppee malade politique. nous refusons qu'on soit utilisé comme un bétail électoral. lu weesu électrification bi ñuy laaj ci seen dëkk boobu am na yeneen métit yu ñuy dundee ca foofu. état route bi mu ngi nii Ngayeen lii la boo xam ne centre la Farafeñe ba Touba Ngayeen foofu la ñu jaar bu màggal jotee kon Ngayeen war nañu mën a wax si yoonam bi tali ko fii ba Kaffrine hôpital mu ngi nii am na appareil yu bëri tey am nañ ay colonel am ay ingénieur am ay directeur ñu ngi liggéey bëgg a kii fii bëgg a au moins installé fii ay entreprise mënuñ ko def parce que am na matériel yoo xam ne nii boo ko fi indee it amul njëriñ courant koy doxal. am ab lycée foofu ca Ngayeen utal leen ay jàngalekat yu mot ci seen école primaire bi nga xamante ni juróom-ñeent la am ci fukk ak ñetti classe pédagogique ya fa nekk doon na leneen lu ñu sàkku ñoom askan wi yeewoo ci commune boobu am ci lu toll ñaar fukk ak ñetti village te lu ëpp fanweeri junni doomi aadama di fa xeewoo Ngayeen Sabax Alhassane Ba Walfadjri.
ñu ngi koy jaajëfal Alassane Ba dañu dikkaat fii ci Ndakaaru addu ci marché central au poisson fa ñu jaay jën ya ca Pikine soppi tamit doxalin gu bees gannaaw njiit lu bees ga fa ne soobu ci ñongal courant bak mbalit mba fa ne ñu mun koo teggi ne yéene mooy fexe ba samp fa bërëbu fajukaay ca marché central au poisson njiital marché ba Mouhamadou Abdoulaye Mbaye lay wuyoo ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. gis naa ne ba mu ñëwee fekk naa fi ay personnel bu digne. Mohamed Abdoulaye Mbaye njiital marché central au poisson ci matuwaay ak jéego yamu ne dina ko amal ci googule marché gannaaw buñ ko dënkee kilifteef ga bees ci liggéeyam googule bokk na ci sampal leen ab poste de santé bërëbu fajukaay mu ñeel liggéeykat ya ne ca marché ba Mouhamadou Abdoulaye Mbaye ay kàddoom ci micro Théodore Semedo. gis naa ne ba mu ñëwee fekk naa fi ay personnel bu digne ay nit yu jàmbaar mais nag boobu nu ñëwee fekk nañ fi ay difficultés yu bëri ci marché bi waaye nag difficulté jàmbaaru ko moom ndax nit moom soo ñëwee nu jox la lu yomb yow jàmbaar amatu fa donc ñun loolu mooy sunu ndam fekk fi ay difficultés réglé ko difficultés yi nag bëri woon na marché bi lëndëmoon na marché bi amoon na xet marché bi amoon na saleté complexe yooyu fi ki doxatul woon espace vert nga xam ne dafa bokk ci dund doomu aadama dara doxatu fa woon ñun nag nu ñëw rek commencé teg ay jéego très rapidement ndax amuñu jotu xaar ñëw naa déglu une semaine nit yi rek commencé attaquer liggéey bi léegi fii 3 heures du matin soo sëggee for puso di nga ko gis espace vert yaa ngi dekkalaat complexe frigo yaa ngi dox marché bi mi ngi set xet wàññeeku na donc loolu yëpp dafa nekk ay liggéey yoo xam ne personnel bi suñ si àndul woon jàpp si duma ko mën waaye nag 2018 ni ngi am yaakaar ni liggéey boobu dina continuer man nu ma amee yéene defar marché bi mu set sell baax noonu laa amee yéene condition travailleurs yi tamit changé ndax capital humain dafa bokk si loo xam ne dafa yitteel président Macky Sall kon nag ñun dinañ fexe couverture maladie universelle am si marché bi dinañ fexe poste de santé bu mucc ayib am si marché bi dinañ fexe salaire yi nu koy jot balaa fin du mois et cetera donc loolu daal dinañ si ànd ak personnel bi mais ma leen di ñaax juste si liggéey ndax jamono liggéey noonu toll di fonk heure fonk waxtu fonk liggéey buñ la dénk heure wàcc si jotee nga matal ko ndax nga ñibbi si sa wet njaboot man loolu laa leen di ñaan mais dinañ xam man daal lu ma leer mooy jamono yu néew marché central nit yi dinañ buuxante pour di dugg marché central ndax dina soppeeku dina changé te maa ngi ñaan sénégalais ak sénégalais yi ñu ñëwaat jël marché bi def ko seen marché bopp ndax mu nekk fierté Sénégal ak fierté département de Pikine bi nga xam ne si la marché bi nekk. ca Gossas meeru gox ba kontaanul benn yoon ci entreprise ya fa ne booba léegi nag liggéey ba soo xel lool ne bu sañoon entreprise yooyu la baral seen liggéey ngir filek ay weer dëkk ba mun a méngoog jamono ca Gossas dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. nguurug Sénégal def na li mu waroon a def ndax Gossas boo ko seetloo dëkk bi yëpp ay chantier la fi mu nekk nii li ñu bëgg moo di ñi yor liggéey bi di entreprise yi baral seen loxo ndax Gossas mën a génn ci guuta gi mu nekk di kàddu yi meeru gox bi Madiagne Seck mi doon teewe ndajom politique ci dëkk bi. programme bi ñu ngi ko évalué woon si 12 milliards wax dëgg yàlla premier ministre jàppale ñu ci programme boobu tey boo xoolee Gossas on a 6 kilomètres de route yoo xamee ni commencé nañ ko soo xoolee donc Gossas tey donc le stade donc ñu ngi koy defar mais des na tuuti pour ñu finir ko boo xoolee le lycée de Gossas tey boo xoolee marché bi tey am na benn complexe frigorifique boo xam ne war nañ ko fi def moom li ñuy wax rek mooy tali yi ñu eggale ko wax dëgg yàlla ak lycée bi parce que vraiment avancé na tey jii boo xoolee travaux yi à plus de 90% defar nañ ko ba pare donc ay finition moo ci des ñu avancé ko démarré ci 2018 bi mooy complexe frigorifique bi marché démarré centre commercial bi démarré aussi donc abattoir bi donc loolu la ay stade bi aussi ñu terminé ko donc loolu daal defe naa ni moo des ci chantier yi nga xam ni am nañ ko ak état du Sénégal am nañ ko commune de Gossas am ko. ci fàttali nag ndaje mi jubluwuñ ci lu dul gën a ñaakaat responsable APR yi ànd ak maire bi ngir ñu waajal élection présidentielle yu 2019. tey dañu invité woon jeunesse bi nga xam ni ñooy ànd ak man di politique ak man ci journée de réflexion ci nouvel an bi donc pour réflexion donc par rapport ak bilan bi par rapport ak nos projets mais aussi cap sur 2019. ci fàttali nag Gossas dëkk la boo xam ne ñi fare nguur gi ñoo koy contrôler ndax ci élection législative yi mujj ñoo ne fuuf ñaari député yi
Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Makhtar Sarr dañu dem ca diwaanu Saloum ca commune bu Latmingué adjoint au maire ba moom yëkkati na ay kàddoom ñaawlu doxalinu docteur Macoumba Diouf maire bu Latmingué ne na mu yore commune ba dëppoo ak yoon dañ ci teewlu Mamadou Julli Ndaw lay wuyoo ay kàddoom ci micro Alhassane Ba. muy man mi nga xam ne man may coordonnateur APR maa fi nekkoon booba dara doonul dara nañ ko doon yaatalee dëmb booba tey ñëwul moom docteur Macoumba Diouf nañ ko yaatale woon uuf ko aar ko protéger ko xam ne suñu mbokk la xam ne suñu xarit la xam ne am na jëf joo xam ne jëf na ko suñ ko jàppalewul mën nañ ko auditer mën nañ ko tëj kaso te loolu waruñ ko seetaan looloo taxoon ñu ànd ak moom jàppale ko aar ko tey mu yaakaar ne sampu na yaakaar ne samp na reen bugg a jël APR def ko moomali boppam waaye làqu la ci APR dafa ñoon làqu si ñu làq ko suñu buggee sonal dañ koy wàcce te wàcce nañ ko liggéeyalul parti bi tey bañ na ko ba collaboré wul ak benn responsable APR ci commune bi conseil municipal bi acte de fraude yi am na luñ ci yëg am na luñ ci yëgul parce que secours aux jeunes keroog conseil municipal taxaw naa wax leen ko mooy fourniture scolaire yi mu jël ne fonds propre am la 6 millions ñun ñoo ko wote ñu war ko joxe octobre commune yi yëpp octobre lañ joxe seen bos moom mu xaar jusqu'au dernier moment fin novembre mu door ko indi wayoo ne alalam la machine yii nga xam ne am na ci ñaar ñoo xam ne mën naa seede ne ministre Mariama Sarr moo ñu ko joxoon mu koy tasaare ne fonds propre la di jël ay sëriñ ay turi sëriñ di jël ay turi chef de village di jël ay récépissé ASC di jël comment dirais-je ay groupement di leen di defal ay demande ci ministère de l'agriculture won naa leen demande yi léegi di leen di ñaanal jiw di leen di ñaanal engrais di leen di ñaanal urée ay hectares yi hectares ay tonnes te ñooñu duñ ko yëg suñ ko accordé lii mu dem ci opérateur ba mu jox ko xaalis mooy millions yi muy mayee nii il faut que mu arrêté kii li may wax danañu abal suñu commune il nous a déçus moom noonu woon ku bugg commune Latmingué la ku am njàng la kuñ yaakaar la loolu moo ñu boole ak ñoom mais xam nañ ne saasaay la sàcc la wurujkat la. coowal parti socialiste mi ko gane si jamono ji kenn waralu ko ku dul njiitu réew ba woon Abdou Diouf moo ne ci ginnaaw Ousmane Tanor Dieng noonu la ko xamle moom taskatu xibaar bi di Pape Sané doon rédacteur en chef bu Dakar Times doonoon ganuk Actu en 7 ni ki démb kàddoom yooyu le dañ leen koy dégtalaat ci jokkoom ak Moustapha Diop. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont affrontés à lui. Ils sont partis de leur propre gré parce que n'étant pas en mesure d'avoir droit. ñu bëri si ñoom sax jotu ñoo jàkkaarloog moom xeex ndaxte xam nañ ni mënuñoo am dëgg ci kanamu Abdou Diouf ni ngeen ko xamee ñi ngi doon wax après ñoom boo xamante ne amoon na pare si diggante ki fi nekk njiitu réew Macky Sall Abdou Diouf Khalifa Sall ak itamit Tanor Dieng loolu rek li ko wund woon mooy daal di wax ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Sall mu dellu ginnaaw si ay bëgg-bëggam ci wàllum politique loolu day firndeel bu baax ni Abdou Diouf moo mës a yor parti socialiste ba tey jii sax moom moo ko yor. Je peux vous l'assurer, il continue à jouer le principal rôle d'ailleurs au sein du Parti socialiste. Finalement, la force de Tanor, comme je disais, comme c'est la question que je vous posais, c'est quoi la force de Tanor? Vous nous dites que finalement, sa force, c'est Abdou Diouf. C'est Abdou Diouf. De facto, c'est Abdou Diouf. Oui. Abdou Diouf mooy dooleel Tanor Dieng boo xoolaatee mbir yi ni mu demee bi Abdou Diouf di jël parti socialiste ak ni mu koy joxee Ousmane Tanor Dieng lépp a méngoo ni mu demee woon la demeewaat ba léegi ñu ngi wax ni Abdou Diouf daal moom moo waxoon sax moo jël ndogal ni dootul wax si wàllu politique Sénégal mu génne loxoom moom set si politique Sénégal waaye loolu du woon sababam Abdoulaye Wade moom moo ko waxoon mu génne loxoom ci politique Sénégal te doon na mbir moo xamante ni nag ba tey Abdou Diouf baalu ko Abdoulaye Wade te Ousmane Tanor Dieng yi tamit baalu ko Abdoulaye Wade. Ne l'a jamais pardonné à Wade. Ousmane Tanor Dieng ne l'a jamais pardonné à Wade. lu aju ci wàllum diine nu mu ko baaxoo di defee at muy jot moom oustaz Hady Niass démb la doon amal gàmmoom goge foofee ca Dalifort lu jiitu nag gàmmu gi ngonuk démb amoon na conférence gu yaatu conférencier ba doonoon Sidi Lamine Niass dikkaat na ci dogal gi Donald Trump jël Jérusalem ba mu def capitale bu Israël Sidi Lamine Niass joxe na ci xalaatam dañ ci teewlu faram-fàcce geek Abdou Khoudos Diallo. gàmmu annuel bu Serigne Hady Niass bi la yoon ab benn conférence lañu ko ubbee jëm ci wàllum libération Palestine ki ñu dénk waxtaan bi moom mooy Sidi Lamine Niass jiite groupe Walfadjri. Donald Trump wax ne reconnaître na Quds pour mu nekk capitalu Israël loola
nekk di lu rëy ndax occupation naka lay mën a ñëwee nekk ab capitale te loolu mooy statut ci Nations Unies. ma wax ne Quds boobu bon mu jël benn occupant boo xam ne ci force la ñëw depuis Deir Yassin depuis 48 ñëw ne ko yow yaa koy def capitale kon ma ne depuis Balfour depuis 2 novembre 1917 ba yegsi ci le 6 décembre 2017 téeméeri at kon ma ne ci biir loolu Quds daj na lu métti. mu nekk ab waxtaan bi nga xamante ni ambassadeur bu état bu Palestine rafetlu na ko. Ayant connaissance des détails, des petits détails de l'histoire de la question palestinienne, il arrive à prêcher, à convaincre et à véhiculer tous les bons arguments d'un historien. kàddu yu Sidi Lamine yëkkati liñ ci jàngatee rek mooy ku xam bu baax li muy wax la lii dañuy xamal ni am na ab jànkat bu rëy boo xamante ni def na ko ci mbir bi tey tamit maa ngi sant di gërëm diplomatie Sénégal bi nga xamante ni taxaw na temm fële see Nations Unies ngir daal ñu mën a dëggal bàyyi fa li nga xamante ni moom mooy statut Jérusalem ni mu demee woon. Où le Sénégal se situe dans les 128 pays, 2 tiers des États de la planète qui ont adopté une résolution au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. ñi ñëwoon teewee ci conférence bi le bokk na ci ay diplomate ay boromu xam-xam ak ñeneen personnalité ñoom ñëpp daal di gërëm initiative bi nga xamante ne moom Serigne Hady Niass amal na ko. ñu ngi koy jaajëfal Abdou Khoudoss Diallo dañ ci dikkat ci googule gàmmu oustaz Hady Niass foofee ca Dalifort yegg si nañ ci reportage bés bi ñu jagleel ko téléphone portable ñu ma amee njëriñ ci askan wi noonee nag la tàmbalee jur loraange ci askan wi yenn say xeetu vidéo yeeg photo yu rafetul ci gët tasaaro ñenn ci askan wi ne jot na askan wi mun a bàyyi xel ci téléphone portable yi xew bees ci jamono dañ ci teewlu reportage yu Fatou Bintou Diouf. ndax lu xew la wala lu mënta ñàkk wante de téléphone portable dafa bokk léegi ci dundinu askanu Sénégal waaye lu ne mbir bi mën na kaa jur. ñëpp war nañ see wax parce que nekk na loo xamante ne du doxal réew du jëmale réew kanam quoi yow boo amee problème ak sa soi-disant copine am na yenn yu bëri yoo xam ne war nga ko mën a éviter di ko def si ay téléphone portable di ko def ay WhatsApp di ko partage vidéo yi comme ça vidéo yi boo ko partagé benn yoon c'est jàpp ne àdduna yëpp jot nañ si. mbirum téléphone maanaam mu toll benn jamono ba nga xam ne maanaam téléphone day defar te lu muy yàq moo gën a bëri par rapport si célébrité yi tamit yi demee noonu donc yaakaar naa tamit maanaam nit ñi dañoo jékki-jékki xam rek daal di tombé si lu ñuy naan smartphone. wante tey jii nii maanaam soo xoolee si réseaux sociaux yi maanaam nit ñi dañuy yónnee ay vidéo yónnee ay audio sans pourtant ñi bàyyi xel maanaam si loolu noonu si yan nopp lay tegu lay demee noonu. téléphone portable na mu mënee soppi dundinu doomi aadama noonu la ko mënee yàqal ba si giiru dundam ndax ñu ci bëri ñi nga xam ne seeni tur dafa wër àdduna daanaka ñoom jotuñu cee mucc. ñi am jëkkër te seen jëkkër nekk bitim réew maanaam ñi leen di yónnee tamit waaye ñi leen di yónnee ay vidéo wala ay audio te xamuñu maanaam vidéo yooyu noonu fu ñuy daal te tey jii nii maanaam soo yónnee sa vidéo wala audio via WhatsApp maanaam sa téléphone ñu sàcc ko utiliser photo yooyu noonu xam rek pour maanaam ay raisons yi nga xam ne maanaam yu bon. donc loolu yaakaar naa ñàkk xam na te yaakaar naa sensibilisation lu war la maanaam jamono ñu toll nii maanaam dañuy utiliser réseaux sociaux sans pourtant ñi xam maanaam réseaux sociaux yi lan lañ ko war a jagleel exactement maanaam dañuy def comme tubaab bi rek ñi fàtte ni ki tubaab bi seen aada ak suñu cosaan maanaam xaajuñ bay doon benn ñu war a fàttaliku ñun maanaam am nañ suñu aada ak suñu cosaan nga xam ne maanaam dañoo war a moytu lu bëri. waaye ba loolu weesoo lay samp laaj moo di ndax bëgg àdduna jar na yàq dundinu doomi aadama si lii di téléphone portable. jigéen ñi am na si part de responsabilité parce que boo nangoo ñu lay jël yenn photo yi tamit soo nangoo rek dis-toi que ne lépp mën na lu si arrivé yaa ko causé quoi. nit warut a yàq àdduna nit maanaam loolu noonu sama xalaat la en quelque sorte mais ku ci nekk nit ñi bokkuñu nit ñi yemuñu xalaat yi bokkuñu benn yoon. donc des fois nañu ne diw dafa bon moo tax xam rek mu def lii ak lii ak lii mais maanaam moom bu ko doon def yaakaar naa ñàkk xam na lu ñu naan inconscience ak ignorance moo ko si yóbbee. téléphone wala sax lii di smartphone na mu amee njëriñ noonee la bari la mu mën a yàq ñu bari di ko jëfandikoo ngir régler seeni compte waaye nag jigéen yi
lañ ci piégé lu bari. ñu ngi koy jaajëfal Fatou Bintou Diouf yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës mooy ca Mali ca bët gànnaaru réew ma karange ga demeegu ni musiba geneen am ca géejub Chine ab bateau gu yeboon mband pétrole moo fa tàkk jëppét am ñoo xamante ne kenn gisaguñ leen ci jëye joojule dañ ci teewlu Mamou Diaby Gassama. Au Mali, de présumés djihadistes ont attaqué hier dans le nord du pays, près de la frontière nigérienne. Sur le coup, lors de l'attaque, au moins 3 des combattants du Gacha ont été tués. On compte également un blessé dans les rangs du Gacha. Le Gacha, groupe d'autodéfense, ca Mali dañ jortu ni ay jihadiste ñoo amaloon benn cong ni ki démb foofu ca frontière nigérienne si saa si ni mu néew ñetti doom aadama yi bokk ci kuréel bi ñu duppee Gacha jot nañ ci ñàkk seen bakkan ni ki noonu sax am na ki si jot am ay gaañu Gacha kuréel la ba nga xam ne ay tuareg lañu te bokk ci askanu Imrad kuréel ba sax daa bokk ci ñuy taxaw ngir jàmm dellu suwaat ca réewu Mali ay tamit day taxaw ci kaaraange diwaanu Sahelu Saharienne gannaaw l'armée malienne bam leen joxe ndigal yooyu de. cong ba nga xam ne moom la terroriste yi amaloon ca bërëb liggéeykaay bi ñu duppee journal satirique français Charlie Hebdo ca Paris mat na léegi ñetti at gannaaw cong boobee ci ay fan yi ci topp terroriste yi jot nañu cong tamit benn policière ak benn épicerie foofee ca Paris ni ki noonu sax tey ji ca capitale France askan wa jot nañu sargal ñi nga xam ne ñoo ci jotoon loru li mel sax ñi ko doon amal ci teewaay njiitu réew ma di Emmanuel Macron ak maire Paris. ca géeju Chine oriental fanweer ak ñaari doomu aadama ñoo jot a sànku gannaaw benn accident bu métti bi jot a am niki bik niki noonu benn gaal fret chinois ak benn pétrolier iranien ñoo bëkkante woon ministère bi ñu dénk wàllum dem ak dikk ca Chine moo daal di xamle bi li xibaar niki tey ci naka noonu équipage bu tanker moo jot a réer bateau bi sax daa feesoon dell ak pétrole bateau boobee sax moo jotoon lakk ci l'accident boobule jamono ji xamuñu li waral boobule l'accident waaye ay accident dafay faral di am saa su ne ca géeju Chine di fi nga xam ne sax dañ fay rawale lu ci gën a bëri ay jaay. yegg si nañu ci xibaar yi ñeel tàggat yaram fas yéene ko door rek Pikine ak final zone 1 ba fa doon amal ndam nag moo fa jël ndam wuyoo na turam moo daan ASC Cosaan benn bal ci dara ci final googu nag ñi yëngu ci wàllu tàggat yaram ña nga fa woon gis na ne daal Pikine tumuranke na lool ci ñàkkum jumtukaay yu mun a suqali tàggat yaram dañ ci teewlu Amadou Sy mayor seen kàddu ci micro Théodore Semedo. waaw nawetaan yi ren nag liñ ci mën a wax mooy nawetaan yu xaw a métti la ndax yàlla dafa dogal beneen infrastructure muy stade bi nga xam ne moom lañ am ci département bi mu nekk Mbaaw dafa tëjoon ñu nekk ci di ko defaraat defar bi nag wax dëgg yàlla xaw naa yéex a pare loolu moo waral fii nga xam ne mooy stade Alassane Djigo 15 zones yi nekk ci département bi yëpp diggante buntu Pikine ba Kër Massar jàpp Mbaaw Diamaguène ñëpp fii la ñuy compétiré muy tolloog 180 associations sportives et culturelles ku ne xam na ni gàllankoor am na ci département Dakar ñooñu it am ay jafe-jafe ñoo am suñu ñaari mbokki zone yu nga xam ni dañ leen accueillir di leen dalal fii ci Pikine loolu moo waral problème bi ñu am daal mooy jàppandi infrastructure yi benn bii dong moo fi ne équipe bi bu ñu joué daanaka dañuy toogaat lu mat weer pour joué waat seen beneen match mais macha allah fi ñu toll nii yàlla dimbali nañu ci xarañte organisateur u ODCAV yi ak président de zone yi fi ñu toll nii ñi ngi ci finalu zone yi nga xam ne moom la ñuy organiser ba yëmbal ndax yëmbal it ñoom ñi fii la ñuy compétiré man mii di wax ak yow yëmbal laa bokk zone 7 bu yëmbal moo ma yebal ci laa nekk président ODCAV ñoom ñëpp ñoo bokk benn jafe-jafe yëmbal ak Pikine ak Mbaaw Kër Massar Caaroy Gaar Caaroy Géej Diamaguène Sicap Mbaaw Kër Mbay Fall ñëpp ñoo bokk benn jafe-jafe bi muy manque d'infrastructure. ci xibaar googee la ñu desandi nawetaan dem ca diwaanu Saint-Louis foofe nag coupe du maire bu bokkal tefes gi ASC googule nag moo ca daan Mbilor ci final ga tax na parrain ba ka ñu dara jaloon googule final rafetlu ni match ba doxeek tournoi gi ni mel di nawetaan dañ ci teewlu El Hadji Guèye ay kàddoom ci micro Gabriel Barbier.
ñu ngi may xamal ne jàppandegul El Hadj Guèye doonoon kañu dara jaloon googule final coupe du maire ca Bokhol foofee ca diwaanu Saint-Louis tefes gi moo fa daan Bilor ab ASC la gu fa ne waaye nag terewul kilifa ya fa ne woon jot nañu rafetlu nañu doxale ci nawetaanu ren ji El Hadj Guèye dañ ko ci teewlu ci micro Gabriel Barbier. xam nga lu mel nii du lu yomb du lu kenn mën c'est parce que kon bu mel ne nii ñëpp ci jàpp te noonu nga xamante ni taxawaayu population bi lépp la taxawaayu conseil municipal bi la taxawaayu tous les responsables ci biir commune bi pour bis bi mën a réussir loolu mooy li nga xamante ni mooy yëg gi nga xam ne dama koy yëg ci wàllu kontaan goo xam ne mënuma koo dab vraiment kontaan naa trop ndax bis bi liñ ci doon xaar yëpp yàlla defal nañu sax lu raw loolu suñu njort ci mobilisation et puis mu commencé ko ci jàmm mu jeex ci jàmm amul benn difficulté loolu vraiment nekk na loo xam ne lii kontaan nañ ci trop. mangoog daañu ci dikkaat ci googule xibaar ba tey ci wàllu tàggat yaram mu ñeel football Ligue 1 sénégalaise génération foot moom jëlaat na place ga maanaam ma nga ca tegagum ca bopp ba gannaaw bu mu daane Teungueth FC benn bal ci dara doon lu ko mayaat nag mu toogaat jëmmalaat boppam ci googu lépp classement AS Douane moom daan na ñaari tali ñaari bal ci benn doon itamit lu ko yëgalaat ci podium bi moom AS Douane match goo xamante ne match de choc la doxoon ci diggante Jaraaf ak Njàmbur match googe nag ndam demul ndam dikul kenn ku ne dugal na sa morom ñaari but match geneen match nul la goo xamante ne dox na ci diggante Jàmbaar ak Dakar Sacré-Cœur ndam demul ndam dikul ci googule match ci wàllub football Ligue 1 sénégalaise juróom-ñaareelu bëccëg bi dañ ko jeexal dimanche tey jii lay doon match yuñ ci xaarandi ci stade Mawade Wade ba ne ca Saint-Louis foofee bu juróomi waxtu jotee Linguère moo fay dalal Mbour Petite Côte bu dee nag ci stade Caroline Faye ba ne ca Mbour foofee stade de Mbour moo fay dalal Casa Sport mu ñeel Ligue 1 sénégalaise lu aju ci football ba tey wàllub Ligue 2 sénégalaise nga xamante ne AS Pikine moom dem na wuti ndam ca kanamu EJ Fatick benn bal la ko daan ci googule football ci bu googule match de football Renaissance ak Dakar Renaissance bu Ndakaaru moom gagné na Duc benn bal ci dara la ko daan tax nag Renaissance bu Dakar am ñaareelu place bi US Gorée moom ak Yego match gi ni mel ndam demul ndam dikul kenn ku ne si ñoom dugalul sa morom benn but équipe bu Ndar Géej ak itamit quatrième défaite am nga xamante ne moom ak Port la woon ñaari bal ci benn la ko daan bu dee nag Africa Promo Foot moom dem na fekki Olympique bu Ngor daan ko benn bal ci dara match yeneen yoo xamante ñu ngi koy xaarandi ci bëccëgu tey ji ci dimanche gi ñeel juróom-ñaareelu bëccëg bi bu 16h jotee Kayor Foot moo fas yéene jàkkaarloog Jamono bu Fatick daañu ci dikkaat na mu gën a yaatoo ak Cheikh Tidiane Gomis ci wërngalu stade yi tour des stades lañ ko duppee ci Walf FM 99.0 lay doon ci beneen antenne mbokk yi ci noonee ñu fas yéene tàggook yéen ci xibaar yi ñeel diggu bëccëg gi ci Walf TV lu nuyoo tàggatoo jot na jaajëfal Cheikh Tidiane Diop mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu gi yu yéen ndok jàmm ak programme Walfadjri yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi